jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu santati yàlla julli ci yonent bi ñëw ci làmb di ziyaare mbokku réew mi yépp nag ak xew-xewi diine yi fi am njabootu Serigne Fallou Mbacké ak jullit yépp ci kasu rajab appel bi waa kër Seydina Maam Limaamu ak li nga xamante moo di ziar général mu amoon ca Tiwaawan mbokku jullit yi mbokku réew mi ak ñu nu bokkalul diine te bokk ak ñoom réew mi ñu ziar leen ñoom ñëpp di kër labbe gi mbokk yi Bantamba tey làmb la ñuy wax làmb ci li fi weesu làmb ci lu ñu jëm li fi weesu mu di weekend bi nga xam ne ci la Ecobank tournoi bi nu taxawal ci la tàmbale woon ca Guédiawaye li fi weesu mu di Fallou production TFP mi nga xamante ne ni defar nañu seen première journée ba ku ci nekk bëri nga ñetti combat dinañ ñëw tey xam ku jël pay ci poule boobu di poule A mu des poule B ñu war ci ñëwaat waaye xam ngeen ni Moussa Ndoye Lac Rose moom la ñuy waajal mu di làmb yoo xamante ne ni ci mois de mai lay am Dieye production taxawal ko moo waral tey ma invité leen ñoom ñaar ñu war ci waxtaan seetaanaale làmb yooyu nga xamante ñoom lañ leen tuddal ndaxte général def na jaloore daan Pape Mbaye naka noonu ñaq jëriñu it def jaloore daan ki nga xam ne moo di ndongoloo nag baat bi benn rek la pour waxati mukk bàyyi naa bëri làmb moo mel noonu boo ciy doog a jógee xol bi mën naa xaw a jeex waaye loolu mooy sport bu soobee yàlla boo dellusee leneen dina am ci noonu daal lañ leen di nuyoo ñu nuyu Fallou Ndiaye Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw Père Bécaye ñu ngi lay fay bu baax. est-ce que kontaan nga. waaw am nañ mbégte bu baax a baax. surtout ci télé bi. ndax bi ñu accompagner ak léegi vraiment gisuñu leen lu ñu naqari. liggéey bi ñu ngi koy teg ci yoon ñu ñuy jàppale ndax tournoi yombul. il faut nga am ku lay dooleel sa ginnaaw te gis nañu bi ñu commencé ak 2S ba tey gisuñu ci benn jafe-jafe. mais ba fi tournoi bi toll nii est-ce que di nga ko tollanti beneen yoon. bu doon loo doon defaat di nga ko defaat. waaw pour l'instant nii ñu ngi xalaat ci tournoi bi war a dem déwén ndax tournoi bi 3 ans la war a di. waaw am 3 ans yoo xam ne nii tournoi la ñuy tegle incha allah lépp lu ñuy def ci làmb tournoi lay nekk. léegi benn poule bi jeex na mu des beneen poule. looy promettre amateurs yi ci beneen poule bi lan nga leen ci dig. waaw di wax amateurs yi rek ne dimanche bëgg nañu am nañ mbégte bu baax ci ñoom journée yi wees yëpp am nañ mbégte ci ñoom. ndax Père Bécaye organisé yomb na mais ñu wuyu si la moo jafe. te gis nañ ne heure bu ñu taxawee rek amateurs yi wuyu suñu fans club yi supporter Sénégal yëpp wuyu suñu. ba pare di ñu jàppale. ba pare di ñu dooleel kon nañu santaat yàlla bu baax ci ñoom. di wax ne ñu ngi jëm le 1er mai Kaolack. muy drapeau Ben Saloum. muy. da ngay jël benn combat ci poule bi wala. waa léegi dañuy def Franc ak Mbaytin. yóbbu fa ñoom Ramdaan ak ñoom Sokko. waaw ñu wane fa seen bopp ñoom it. waaw ci Kaolack ji. dañ ciy bëree wala dañuy bàkku waaw dañuy ñëw pour tuusi bu ñu jógee foofu ñu jëm le 23 juin. ci lañ indi ñoom Sokko ak Ramdaan mobile doomu daangu muy seen demi-finale ñoom it. muy seen demi-finale waaw comme demi-finale benn bi jàll na xam nañ ñi qualifié ñi dem demi-finale ki dem finale ak ki def 3e place. dinañ ci ñëw léegi. ñu ñëw ci Dieye ginnaaw bu la mois de mai ci la Lac Rose Moussa Ndoye waaw. ban date bi exact. le 13 mai. le 13 mai. waaw le 13 mai la. nga wax ci lan nag boobu nag combat la. waaw As Bécaye ñu ngi lay nuyu di nuyu waa 2S yëpp. mu ñàkk di nuyu staff Dieye production bi. di jox ñëpp rendez-vous le 13 mai Lac Rose Moussa Ndoye. incha allah ñu bëgg am stade Iba Mar. mais jafe woon na pour Iba Mar. waaw ba ñu bëri dañ ko doon séentu démb jóg wala fu gën a yaatu. waaw ba léegi ñu mu ngi jafe ci ñun ak Iba Mar. parce que li nit ñi demandé ci billet rek vraiment xajul Iba Mar. stade bi nag ñu ciy waxtaan fan yi ñu ngi waxtaan ak ñëpp yow sax si nga bokk. ñu ngi xool nan la ñuy def ba stade bi ñu utal ko fu mu xaj. waaye Iba Mar la ñu jàpp Iba Mar bu mag bi terrain bu mag bi doon na baax. Iba Mar bu mag bi ñu ngi koy xool mais Iba Mar bu mag bi dañ ko defarul. dafa bari loo xam ne ni foofu war nañ ko fa defar ay yàqu-yàqu yu fa nekk désormais amul ay lampe amul xam nga il faut nga monter fa ay turbine il faut nga defaat yooyu yëpp yooyu boo ko bëggee def ci biir sa làmb yenn yi yeneen moyen day ñëwaat ci biir te kon defal luñu kon tëgg ko Iba Mar bu ndaw bi am na 4 parties moo gën a yomb daal ci suñu côté. mais ak combat yi ngeen tëgg ren boo amoon loo xamante jafe-jafe la ci promoteur xanaa arène moo ci gën a feeñ. waaw ren day man day li ma mën a wax combat yi ma tëgg yëpp benn jafe-jafe amoo ko As Bécaye vraiment li ma tëgg yëpp satisfaire bu mat sëkk laa ci am ak kontaante benn côté bi ma ci jafe du ci problème stade du ci problème mu leneen vraiment
ya dañu wax na xulu xàq wala kaaru muran nit lu mu métti métti rek boo dee kii sax waxal dëgg loolu laa mën a wax parce que alhamdulilahi rabbil alamin benn jafe-jafe awma ko gisuma ci ko am jafe-jafe itam lamb ju ñu tëgg duñ ci perte dañuy gagné faut se dire la vérité waaw Fallou ñu war a dem ci beneen journée mais poule bii di poule A jeex na poule B ku raw waaw poule B bu ñu xoolee ne Pambaay am na 6 points ñax jëriñu am na 6 points général am na 6 points léegi bi ñu ñëwee su fekkoon ne Pambaay daanul ñax jëriñu général dafay jël pied mais ni Pambaay daan ñax jëriñu daan général mooy indi complication bi moo tax tey ñu indi Pambaay mooy jël pied Pambaay ci tax muy jël pied mooy li mu bëree yëpp bu ñu ko calculer 6 minutes 2 secondes la deuxième bi mu ngi bëree 10 minutes 18 secondes. muy ñàkk jëriñu. troisième général bon premier combat ak Ndongo Lo rek dem nañ ba mi-temps kon xam nga ne moom day daal di génn ci course bi. looloo ko génn ci course bi. dernier combat ak Pambaay tamit bëree na presque 10 minutes. te boo xoolee Pambaay li mu bëree yëpp matul sax 8 minutes. matul 7 minutes ba matul sax 8 minutes. kon léegi ki jiitu. mooy dem directement. wala ñaar ñi jiitu ñooy dem. ki jiitu mooy dem directement final. kon du am demi final. déedéet final lay dem waaw léegi nag ñax jëriñu ñi nga xam ne moo jël deuxième. moom mooy bëri ak ki jël deuxième fële pour ñu bëree troisième place quatrième place la ñuy xëccoo ñoom. mbokk yi kon loolu la dañuy xool lamb ji nga xam ne ni Ecobank defoon na ko bu ñu fa jógee dem Iba Mar Diop ak Mamadou Mbaye Baye Balla ñu xool Bruno la fa am après ñu dellu siwaat doog a mën a tàggoo ci Bantamba ak la 2STV. mais yow da ngay bëre ci combat yi. waaw mooy bëre waaw. yaakaar naa bëre. maag kii malien. malien waaw. yow nga fekk ku jóge ba Mali nga ñëw di ko sóo. lamb noonu la lamb moom mooy loolu fu ne la lay defee quoi. waaw dana bokk yoon wi rek di dem. waaw maa ngi ñaan yàlla nag ma bàyyi ko fi te dem waa quoi. ay xeex ak ma. non lépp laay def man lépp laa andi instant yi nii. taxawal yow yaay. Mbaye Diaw le fils de Souleymane Diaw. sa papa waalo waay waalo. pur sang. est-ce que mën ngaa baax. bu baax ci borom bàkku non bàkku yi nan ma ko lebal ba ma bëree yàlla may ma ndam ba pare ma may la si bu neex. mbokki 2STV ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen bëggee di am mbégte ak kontaan di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk ci làmb tey gis ngeen la 2STV ñëw na ci beneen façon ñëw na ci façon boo xamante ne nii ànd na ak ay ndaanaan ci làmb ànd na ak ñoo xamante ne nii ñëw nañu ngir jàppale làmb ñëw nañu ngir dimbale làmb loolu moo waral ngeen gis ñu fii ci stade Amadou Barry ngeen gis ni mu demee Ecobank lañ ci àndal dinañ ci bégal ñoo xamante ni nii mbokk yi mosu ñoo xam nu làmb mel mosu ñoo xam luy làmb bi ñoo xool kii bi ñoo xam mbaay waaw bi loolu dañ ciy bégal ñoo xamante ne mosu ñoo bëre ay mbër yoo xamante ni nii xamaguñ leen lu bari ci làmb loolu moo waral Ecobank dugg ci làmb ànd ceeg 2STV maa nga dëw ci biir ay ndaanaanu làmb mbokk yi ñoo ko séq bismillah ñu yëngal gësam kii moom mooy doomu Souleymane Diaw bi e boo yow nga ne yaa fi indi ëpp supporter xoolal maa fi ëpp supporter xoolal ma topp ma. yaay kan. man maay jaay doole le fils de Yeumbeul. jaay doole koy jaay doole. yow. man jaruma jaay doole. mais lépp jaamu. mais bi mooy sa premier combat. bi mooy sama deuxième combat. sa deuxième combat ban écurie nga nekk. écurie Yeumbeul mbooloo. écurie Yeumbeul mbooloo. waaw waa Yeumbeul dañ maa yónni yàqante ma sas ma. te am nañu des si biti billaay wallaay ñëwaguñ. waaw di sant ami bu jaay doole maa ngi sant ñëpp. kii mooy référence. référence la waaw. est-ce que xam nga tur bi nga jël.
waaw xam naa ko bu baax. xam nga lu muy teg. royukaay. royukaay waaw. xam nga ni nga war a mel. bu baax sax. maa raw rek maa bàyyi. ci loo nekk. maa ngi nii rek sant yàlla alhamdulilah si jàmm. lu tax xaar bu yàgg. waaw xam nga rek làmb yaa ma gën a xam yaa ngi ñëw di daanu te ñi daan ñëpp yaa leen mën nekk ndaanaan maanaam ñu bëri amoon ci yow yaakaar te mu demee nii waaw foog nga di gën a quoi xool na bopp mais nag maa ngi si nag quoi. waaw maa yaa ngi waajalaat bu baax a baax sax. promoteur yaa ngi ñëw di wax. waaw non si mën a des. boo yow loo añee tey. non tey sax añu ma. ban heure aba. tey añu ma waaw. lu tax. non dara fu mu ne nii balaa maa mën a añ foog ma duma booy bi daan ko pare. waaw. ñoom ñaar xeex nañu attention ñoom ñaar Bruno déggal coach bi moom mooy wax nii. non. pour wateel combat bi Ismaïla. non. attention Bruno Ismaïla. ñoom ñaar ñi ngi jàppante ba léegi waaw. attention ñoom ñaar jàppante nañ. Fat bëgg na ko bët doomu tëgeej mbot na. waaw. Fat doomu tëgeej Fat daanaka takk na. Fat fii ndax mënut a teg 16. déggal ko suba nee na ko teg ko 16 Bruno ko sumi mbaaru samay wax lay dégg naa ko teg ko 16 ay bu ko tegee 16 ba mu lii ko fii attention la ilaha illallah tegal na ko 16 dañuy toog wala saay ku jiitu am na bopp bu jiitu am na attention ñu déglu lu arbitre di wax Fat daan Fat daan na doomu Tëngéej Bruno maa lay wax li tegal na ko 16 sama coach maa ko coaché de coach bi maa ko coaché wul Fat ma ngay crise waaw père dama sonn Modou Mbaye dama sonn parce que Serigne Sa bii mooy 3 combats 3 victoires gars yi di ma seetaan. léegi da ngaa bëgg a génn nit ñi xam la. bëgg a génn gars yi jàppale ma man ay benn combat benn année taxul may wax. jeex na man na Bilaay bàcc sëñ Fallou Bilaay ñoo far. gars yi léegi waa Mbaye lay def ni Modou sama yaram dafa tàng de Modou Mbaye barke lamb ji sama yaram tàng na. mais Mbaye dafa mel ni yow da nga nappe nii ba def say mbir ba pare. damaa def samay mouvement d'ensemble ba pare Modou sama yaram tàng na Modou Ecobank dafa ñëw toj dëkk bi ndax nee naa pese tout faut qu'on frappe les balles à fond les ros arrochés ma ne hey les dangsu de la chee les dangsu de la wuya hey le sipalete nembura sa dangsu da sala ma ne pese tout wakora banque Mbaye nag ay Mbaye Mbaye yow mënu sa hymne national dëkk Mbaye laay laay li laa Modou dama ne maa ko njëkk a wax paccal li ngom toj kaani tey damay bëjëg Modou maa ngi ñëwaat Modou yàlla na la yàlla gàppale nañ demaat waaw maa ngi dem waaw. boo yow looy wax sa waa say supporter waaw di la ñaan yàlla may ma ndam. ma yóbbu leen ko géej waay. incha allah. maanaam ñaan yow gëj ngaa bëri de. gis naa bëri ndax gars yi dañ may daw. lu ñu daw si yow. gars yi dañ may daw xam nga lan la xam nga ban gaaf laa to ban gaaf bu normal laay wante gaaf murid dañ may daw koo xam ne ñaan mu daw wala mu ne xaar ba suba daw am na beneen mbër boo xam ne dañ maa boole mu ne il faut mu saraxe geelem door a bo rek man te loo xam loolu mënta nekk mu ne il faut mu saraxe geelem su ko bo rek man gars yi lu ñuy daw si man nañ taxaw ñu bëre Modou Mbaye waxal gars yi ñu taxaw ñu bëre góor du daw nañ taxaw ñu bëre mënu ma am combat daaw bari mënu ma bëre di nga bëre ak Ecobank rek di nga bëre Ecobank waaw maa ngi xaar grand bëri ku daan bëgg naa la inshallah mbokk yi Malem Niani ak Malien ñoom ñaar arbitre bi sifflé na Malien wa nekk sunu càmmoñ Malem Niani nekk sunu ndeyjoor Malien Malem Niani attention la ilaha illallah coup ba dal na gauche ba dal na Malien jël na coup ñoom ñaar jàppante nañu Malem Niani ngi dóor Malem Niani wuyu la di Malem Niani Malien mot na ko bañ na attention Malien Malem Niani ci suuf ñoom ñaar xeex nañu Malien Malem Niani ngeeg Malien ci suuf waaye Malem Niani fi mu jàpp baax Malien la ilaha illallah mbot ma ñoom ñaar kii da koo suruxal wala kii da koo mbot boy Bruno saa yi bu Malien daane Malem Niani waaw Malien daan na Malem Niani Malien daan na Malem Niani laay lay la ma ngay përiyee waaye lay la bul gaañ sa bopp gaañu na de waaye gaynde la Malien ak Malem Niani mbokk yi Malien moo daan Malem Niani Malem Niani bañ na jël bi contesté na ko. da ngaa contesté jël biñ la daal nangu woo. non nangu ma. déedéet lu tax nangoo. man damaa xam ne bi mu ne ay mboot. bës naa ko ba li lépp taw yi suuf si. ok mu ne per nga. xam nga li nga war a def. waaw xam naa ko. per sañse bi rafet na de. mais xam nga tey ñun ñoo xewle il faut ñu dóor ki te Touba laa jóge de. Touba nga jóge waaw. Jaay Doole moo nekk sunu ndeyjoor góor gi baasa nekk sunu càmmoñ ñoom ñaar xeexuñu de ñoom ñaar ñi lu ñuy def ni xeexuñu ñu damante baaraam attention Jaay Doole hii góor gi baas dóor na hyperkit ñoom ñaar xeex noonu góor gi baas a ngi dóor ñoom ñaar ñëpp ay ngemb yu xonk lan ngemboo Jaay Doole góor gi baas Jaay Doole jàpp na
jaay doole jàpp na moom ak góor gi baas jaay doole ngi dóor moom it góor gi baas dóor na ñoom ñaar jaay doole jàpp na xatar bi day am wala tegal 16 wala mbot lan mooy am tegal 16 wala xatar bi wala mbot lan mooy am ñoom ñaar jege nañ ci suuf attention góor gi baas ak jaay doole ñoom ñaar ñi ngi xeex ci suuf ba léegi laay leen laa jaay doole am na lu mu bëgg a def tegal na ko 16 da koy daan waaye jéeg góor gi baas bañ na mi ngi bëgg a génn ci biti jaay doole laay leen laa xale yi bëri nañ Bruno xale yi bëri nañ lu rëy ñoom ñaar buñ ko doon peese ci kilo ma ne 60 la Modou. nga ni ma bu 60 120 la de day ëpp 100 yàlla na sax waaye attention ñaar laa ilaha illallah mbot na ko jaay doole jaay na ko doole daan na ko waxoon naa la ko. waaye Mbaye waxoo ma woon loolu. non dama ne la woon ñoom ñaar. waaye yow Mbaye. kee moo gën a bëgg bëre bi. Mbaye boo xoolee. Mbaye dinaa la tiiñal Mbaye waxoo ma woon. déedéet Modou. boo gisee li ma jano boo gisee. Mbaye 60 nga fi waxoon Mbaye. bi ñuy soog a door 60 la woon. waaye dañoo dem ba ci biir. jaay doole am 80 moom am 60. directeur baa ngi toog xale yaa ngi toog ma xëy la xale bala dara na waaw e waay kaaro waaw ndeysaan ma xëy mbokk yi Mbaye Diaw moo ngemboolu xonq li Tidiane Faye numéro 2 moo ngemboolu weex li ñoom ñaar Tidiane yow loo gis yow Tidiane Faye nga gis yow. waaye li ma gis Tidiane Faye. waaye Tidiane jël na ay coup de. waaye jël na coup waaye xam nga li ma lay wax rek. attention Tidiane Faye Mbaye Diaw ñoom ñaar xeexaat nañu yow Mbaye. Mbaye Diaw xeex bi baaxul de. Mbaye attention la ilaha illallah waay Mbaye waay. wala laa la waxoon Modou. Mbaye. Modou la ma la waxoon. Mbaye Modou lan laa la waxoon. Mbaye bi yoon moom juumoo. du ma juum dama pronostiqué ñoom ñaar. yaa pronostiqué. Modou ancien leader la Modou ancien leader la bi ma xoolee ñoom ñaar Mbaye Diaw ci boppam dafa ñëwee xët-xët. te gis nga sa morom taxaw nga ne maa la mën. amul fenn. pronostiqué lañ. dama ko pronostiqué. non Diamalaye ak Paul Maurice numéro 2 la Diamalaye mbokk yi moo nekk sunu ndeyjoor Paul Maurice a nekk sunu càmmoñ. booba mooy bi la jabar ji wax naan attention ñoom ñaar xeex nan attention xeex nan Diamalaye ak Paul Maurice jàppante nan. xaw ma nag waaye waa ji bi mu nekk waa ji bi mu sinkili ko ba naj yaram bi daa jékki-jékki. attention la ilaha illallah Diamalaye daan na ko. Diamalaye daan na ko Modou bàyyi naa lamb. ci sinkili ko Modou lan laa pronostiqué. waaye li nga wax am Modou lan laa pronostiqué. wala Diamalaye ngay raam lan laa pronostiqué. ma ngay sant. Modou. ma ngay sant ma ngay julli ci yonent bi. Modou dee ma laaj. sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha illallah. Modou dee ma laaj. mais Diamalaye lii lan la. sama mag bu góor koo xamante ne yaayam ak suma yaay ñoo bokk ndey ak baay. waaw dafa làqu semaine bi passé sax. sama yaay kooku rek la am si doom bu góor. ko yàlla xare àjjana. sama yaay daf may ñaanal na ma daf ma war a ñaanal na ma yàlla la yàlla may ndam mu ne sama umar la yàlla na ko yàlla xaare àjjana. yàlla na ko yàlla xare. billaahi wallaahi tallaahi victoire bi jabaram laa ko may. ami laa may sama victoire bi sama jabari bopp. taala mee nga dama koy oo. référence sunu càmmoñ Concorde sunu ndeyjoor Mbaye gis nga ñaari xale yi. Modou combat bi ñu ngi ci cappaandaw gi waaye boo motul dina fi bàyyi nit ñi de. combat bi lu yàgg lay doon. la ilaha illallah door na ko coup référence Concorde door na ko coup mu mabba. bon ma ne la. la ilaha illallah ñi xeex nanu de. Sidi dina balance. la ilaha illallah Concorde référence ñoom ñaar xeex nanu xeex bu metti Concorde tël na ko ñoom ñaar fu ñuy mujj laaj jël am na wala amul. Concorde arbitre bi sifflé na woowaat na leen ci digg géew bi. fi mu jàpp baax na jàpp na ci ngemb li Concorde ak référence ndax lamb ji day jeex référence nga koy wër-wërloo waaye wër-wërloo bi bu yàggee di nga toqi Concorde référence da koy tegal sees da ciy toog la ilaha illallah référence daan na Concorde jëli bi rëy na la ilaha illallah référence waay référence daan na Concorde jëli ba rëy na gaa yaa ngay xëccoo tiset ya wuyul tiset ya Bruno xoolal tiset ya gaa yaa ngi koy xëccoo fi mu ne nii lii moom Ecobank buzz ba Ecobank fi mu toll indi na coow lu rëy ci làmb ji. man maay yore lépp luy banque des particuliers si Ecobank. ok waaw Alassane mais mën ngaa bëre est-ce que. bu baax. yow pulaar nga wala séeréer wala. olof la olof nga mais maa ngi lay siyaare loo wax ci projet bi loo wax ci innovation bi Ecobank def. waaw li Ecobank def ni di accompagner lamb ak football parce que. prochaine journée bi football la lu ci am solo moom mooy déjà accompagner sport bi sport boo xam ne tamit sport national la boo xam ne culture la donc loolu yëpp day wone Ecobank fi mu féete mooy Ecobank banque africaine la
donc li nga xam ne soxal nañu moom mooy lii lépp loo xam ne ça tourne autour de la vie des Sénégalais waaw loolu moo tax ñu nekk ci sport ndaanaan la waaye général la ngi noonu xëppoo na sow mi ndeysaan xale yi Fass dañuy tuus général la ngi noonu ndeysaan waaw waaw jeena Balde moo koy bëree ak imposé Zo Balde moo ngemboo lu weex li imposé moo ngemboo ngembu Lagos bi ñoom ñaar ñi ngi ci digg géew bi di leewaatoo waaye nuyu nañ leen siyaar leen attention imposé lu mu bëgg a def Zo Balde père Pala maa ngi lay nuyu imposé laay leela laa yenn na Zo Balde daan na ko maa la wax lii daan na ko de waaw daan na ko jël ba leer na jërëjëf Modou maa ngi lay nuyu ni ma la daan nuyoo ci waxtu bi di nuyu nag famille lamb comme ni ñu ko daan waxee rek CNG bër ménage ñoom ñëpp ñu ngi leen di loolu moo feeñ ci sama diggante ak moom ndeysaan déggal mais xale loolu bu baax la te suma rakk la waaw loolu am na solo Lac 3 moo koy bëree ak Boy Faye ak Boy Faye Lac 3 moom moo nekk sunu càmmoñ Boy Faye nekk sunu ndeyjoor mu def ci lamb ak jéego yi attention waaw nga xam ne am na lu bëri lu mu def ci lamb daf ci am cër seulement day lamb nag li waa ji wax lamb ay niveau la attention Boy Faye moom ak Lac 3
attention Boy Faye am na lu mu bëgg a def da ko bëgg a yenn Lac 3 bañ na yenn na ko ba ci kaw dul suuf Lac 3 bañ na da koy daan na ko jël ba leer na maa la wax lii waaw daf koo takk da koo takk waaw da koo takk ba pare ëj ko ba laal suuf mu woon ko mu jaaxal maa day daanu waaw loolu xam-xam la dëgg la waaw te gis nga ñoom ñaar ay ndaamale ku ci njëkk a bénéficié sa morom ci jàppoo rek mën nga def résultat bu baax dëgg la attention ndeysaan Fils de Bada ak Bébé Diwane attention laay Fils de Bada bëgg na ko mbot Bébé Diwane bañ na ñoom ñaar Fils de Bada Bébé Diwane ñoom ñaar luñ bëgg a def Bébé Diwane da koo bëgg a mbot Fils de Bada génn na ci biti ñoom ñaar ñi ngi bëre lu rëy ñaari xale yi ñi ngi bëre Fils de Bada loxo bi la bëgg a jàpp pour mbot ko waaye Bébé Diwane daa ba comprendre loolu bañ ko waaw dañoo seddoo prise bi dañoo seddoo laa ilaaha illallaah génn nañ ci biti dañuy génn arbitre bi arrêté na combat bi xale yaay borom doom lañ waaw amateur yi nii la ñu bëgg kontaan nañu waaw parce que dañoo seddoo prise bi waaw kële loxoom ma ngi ko gàll ca kaw waaw keneen ki loxoom ma ngi gàll ci kaw morom ca kaw moromam léegi nag temps bi jeex na temps bi jeex na waaw dañuy seet ki am avertissement ñu jox moromam victoire bi Seydou bu gàtt amiin attention ah Dorma am na lu xaaxaam doon bëgg a def léegi loolu dëgg la waaw ay pexe rek moom moo fi sës ay pexe rek moo leen ci génne attention Dorma ak xaaxaam la ilaha illallah xaaxaam Dorma waaw jël am na Dorma daa bañ xaaxaam daa bañ de mais jël am na lu arbitre bi wax ndam li rëy na ñu ngi koy félicité bu baax a baax mais Gilles bu CNG Gilles sareetu yàq waaw nee na dafa attention Xarañ Sarr wër na ko ndombo wër na Ama APS ndongo ñoom ñaar fu ñu mujj Xarañ Sarr ndax lamba ji day jeex na daan na ko Xarañ Sarr daan na Ama APS jël bi leer na per daan na ko de jël bu rëy la ko daan waaw parce que li ma la doon wax rek day jóg mu remplacer ko wër ko waaw ndombo maa la wax lii di ko gunge ba mu tëdd maanaam deful action déedéet da koo gunge rek ba mu tëdd Ndongo Lo nee na tey du la may dara waaw man ñaanu ma ko dara man li ma am laay ñëw jël si ñaanu ma ko dara te lu ma may ma jël ñaanu ma ko dara te du ma ko may dara. combat bi mbaa du demee ni mu demee woon. non laa mu ju yàgg sax bu soobee yàlla. général nee na tey lu métti la lay indil tey. su arbitre soufflé mu tëgal boppam ah ndege ñaay tàngam laa mu ju yàgg incha allah bu yeexee yàlla waaj nañ loo xam ne laa mu ju yàgg kii mag la tey laa mu leeral tey leer incha allah bu neexee yàlla. Wës maa ngi lay nuyu. waaw bay baax la ñu ngi lay ziar bu wér a wér. dégg nga li booy bi wax. na tey du la may dara. booy bi ay waxam rek la yor tey loolu la si am jeex na wax jooju noonu la si am. tey la tey kii après lay comprendre buñ bëree ba pare. Modou Mbaye dama kaa baaxoo di ko santal Serigne Touba de. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah noorayne mu jaamalo la ilaha illallah la ilaha illallah sidi noorayne la ilaha illallah la ilaha illallah karama mbamba wala xale parcelle bi kooku mooy doomu yanca doomu nday yanca ana na supporter yi nee leen ñu yëg si ay parcelle waaw ndax dafa am fu ñu may séntu am fu ñu may yaakaar trabaja nee na moom espagnol la dinaa ne ko espagnol moo ne no trabaja no dinero càppare doole kin doole mili pili peste mais tey mën nañu wax loo indi tey ci combat xeex la wala bëre la gars yi dañ ne ma naa ko daas rek dañ ne la naa denc li ma indi ba ci géew nee na nga denc li nga indi ba ci géew bi waaw ba ci géew bi di wax promoteur yi nañu wax adversaire yi nañu bàyyi daw yi waaw dañu war a bàyyi daw yi mais gars yi nee nañ Reug ak Gris 2 Reug Gris 2 waaw Reug déglu naa ko nee na moom bëggul bëreeg man mais bañ gu mu bañ a bëreeg man rek fii la ëppee ndax moom dafa daan Elton yaakaar ne daan na làmb ji yëpp te Elton pakala moo ko daan ñëw ma daan ko kon yaakaar naa moom na fexe nag ba na gore li mu wax ne bu desul benn mbër bu dul man du bëre na fexe ba loolu na ko maintenir gore maintenir loolu. Reug bu jëlul combat bi foo jëm. non ñeneen ñi Gris Bordeaux Balla Gaye ñëw nañ di jéem a leeral munul nekk mais lan pourquoi pas man ak Sa Thiès ñu boole ñu leeral affaire bi mu leer xoolal loolu lan moo ko dàq. Gris 2 Sa Thiès. waaw loolu du yàgg du sax mat 2 minutes mu daan ma wala ma daan ko. mais lan ngay suuloo nii. li ma suuloo nii ay bagages rek. non damay bañ nga neewi. neewi waaw. neewi. maara day taali. waaw damay bañ nga neewi de. lu espagnol bi wax. espagnol na pelear wala lu caar muy rapide wala muy. Reug Gris 2 loo ci wax. Reug Gris 2 c'est un combat la ñaari adversaire lañu tolloon nañ ci làmb ji
tolloo nañ taay tolloo nañ gabarit te lamb aussi yaakaar naa boole na leen et je pense que ne bu ñu ko doxee tamit et ñaari mbëri nañ d'accord bëre parce que lamb moom dañ koy bëree rek parce que mbër boo bañ ren rek bu déwénee mën nga ci am problème donc dañu war a bëree rek lamb ji neex. ay ñooñu bu ñu wax nga gën. am na fi nit ñoo xam ni seen waxi na neex ba luñ wax nga gën. nit ñooñee yenn saa yi bu ñu wax nga gën. bu yàllaay mayu jaamam bu laa wuy xañu jaamam. man ci kii dam yaay booy ngalam sankanam xelam. muy dey Assane Ndiaye sama doday du lay wayal. Assane Ndiaye nit ñooñee yaay yenn saa yi bu ñu wax nga gën. waaye waay boo seetee duudu coono du waat ci xolam. man ci kii dam yaay booy ngalam sankanam xelam. waaye am na fi nit ñoo xam ni seet la bi di nekk ba lu ñu wax nga gëm. nit ñooñee yenn saa yi bu ñu wax nga gëm. Père ñax numéro 2 moom moo nekk ci digg géew bi ak ki nga xamante ne ni moom mooy far bu jar ci nekk da nga bëgg a dem ki ne mbaay sama doom ji borom Louga maa ngi lay nuyu ba mbaay ñoom père yi ba mbaay ñoom bi ba mbaay attention la ilaha illallah ñax jëriñu te far bu jar ñoom ñaar ci biti ñu xool arbitre bi wax c'est le grand maître du bàyyi dara professeur la ndeysaan attention ñoom ñaar xeex nañu xarañ saar toog combat bi du yàgg combat bi du yàgg du yàgg attention xarañ saar la ilaha illallah faru jar daan na ko imposé na ko dooleem daan na ko jël bu rëy dafa xeex ak moom daa xeex ak moom dafa xeex ak moom per pala nga bi arbitre sifflé naan la bii combat du yàgg du yàgg parce que boo gisee ni ñu ko déparé kenn ku ci nekk da nga bëgg combat bi kon daan nañ ci moom bu baax a baax kooku mooy faru jar anaconda kay anaconda waaye booy ba Mamor Weuz Diambar nekk sunu càmmoñ alias Birama nekk sunu ndeyjoor bàyyi dara rek sa morom exploité ko bàyyi dara sa morom jël ko waaw njëkkante la attention alias Birama daw na jëli Weuz Diambar ñoom ñaar jëlee nañu ñu jàppante Weuz Diambar wut na jàpp alliance Birame am na la mu jàpp moom it attention Weuz Diambar alliance Birame ñoom ñaar la ilaha illallah dalay daan da ngaa forcé kele ba da ngaa forcé kele ba bu xatta fi la waaye fet ba la alliance Birame moo daan alliance Birame daan na Weuz Diambar jël bu rëy ala maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi lay nuyu jàmm contentement waa di am mbégte jërëjëf ni ngay accompagner jërëjëf Faye la 2STV taxawaay bi rafet lool jërëjëf Faye gis naa yow ak Mamadou waaw xam nga rek dama doon maye waaw jabar waaw dama doon maye jabar waaw Tafa Gueye combat bi moo ko mën a bàyyiwaat ci lamb ji muy fortaat waaw arbitre bi sifflé na mais écartement Tafa Gueye bi bari na de bari na xam nga moom dafa doon mbër moo xam ne da lay bëgg a dóor bëgg laa song jël na tànk ba ko bëgg a bëreloo da koo bëgg a bëreloo xale bi daf ko bëgg a xaar ba jàpp ko fu ne ma ngi fay warti Tafa combat ba ngay bëgg a jeex combat ba léegi mu jeex combat ba jeex na day jeex waaw xam nga bi il fallait mu teeylu ko waaw lii rek la doon wut moom il fallait mu teeylu ko waaw moom lii la doon wut bu ko teeyloo daan ko waaw waa daan baa ngi noonu waa Tafa nag na comprendre léegi ni doole ji jeex na parce que am na foo xam ne jaratul ngay toog di xaar ay 45 ans wallaay jaratul 45 ans yi parce que bu dee dañ lay daan yoo xamante ne nii waaw daan yu yomb la waaw bu yàggee da ngay bàyyi bu wóor la ne lii doole la dëgg la ndeysaan jiilee ngi noonu jàpp ko ndeysaan ñoom ñaar ñoo àndoon xanaa kontaan ci rek waaw ànd naag sama soxna si gis nga lii de yaa def loolu xanaa soxna si déedéet sama grande sœur sa grande sœur waaw kii laa may njëkkee moom laa may njëkkee kon war ngeen a ànd ku baax waaw war ngeen a ànd kii mooy Ndefaatu Ndiaye d'abord damay gërëm suma yaay Bécaye suma yaay nit ku baax waaw combat bi mi ngi waaj a commencé vite fait rek ndax dañ ne bu la lekkee alam naka gërëmee coy donc maa ngi gërëm képp koo xamante ne nii ànd naak yow ci drapeau bi
maa ngi gërëm waa Rue 1 bi ma nekk nga xamante ne nii xataluñ ma benn yoon. kontaan waaw Bébé Gaye xanaa kontaan sama rakk ji. waaw waaw cër dafa fort mu jël cëram may ma ko. may la ko sama rakk ji damay kontaan. may na la njëkkee may la lamb ji. waa gis nga lii fi toj na. waa ji ñu jógee fii ñu ngi jëm le premier mai Kaolack incha allahu rabi waa ji diggante Franc ak Mbaye Tine bu ñu fa jógee le 23 juin incha allah diggante tournoi bi Ramdan Sokh doomu Dangu mobile incha allah. Ramdan Sokh doomu Dangu. ñoom ñëpp fële la ñuy daje ca Kaolack. non Mbaye Tine Franc ñooy dem Kaolack. Mbaye Tine Franc mais ñooñu dañ fay. mais tournoi bi yëpp tamit dañ fay dem incha allahu rabi le 23 juin incha allah ñu ñëwaat fii ci Ramdan doomu Ramdan ak Sokh doomu Dangu mobile 2 incha allah. incha allah noonu lay demee Fallou Ndiaye le promoteur numéro 1. merci jërëjëf merci. président Alioune Sarr ah président ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tey jii dégg nga li nga xamante ni tey axlu làmb wala amateur yi ñu ngi koy kaas ci wàll bi nga xamante ni maanaam dañ koy dagg mbëri ci ren maanaam li nu dagg mbëri bëri lool tey jii boo amoon benn leeral boo ciy indi lan nga ciy wax ci axlu làmb. ah d'abord da nga ne damay dagg man dagguma kenn. maanaam li nga bëgg a wax foofu mooy mbëri liñ leen wax maanaam dañ ko respecté wul wala li leen règlement bi wax. yow kay yaay farañ fàccati wax ji. dama la laaj xam nga dama bëgg. dama laaj ma tontu la. waaw mais dama bëgg nga leeral. leeralal la nañ ne la fa ngay liggéey contrat nga fa signé est-ce que soo wàccul contrat ba dinañ la sanctionné nga ne ma déedéet kon kañ wax ji féetoo na boor. waaw mais sanctionné xam nga dafa am waaye maanaam li ñu wax mooy sanction yi ñoom ñoo métti daan yi ñoom ñoo métti daan yi loolu la mbëri di kaas loolu la amaatee. ma ne ba ngay signé sa contrat nangu lañ sart ya soo ko wàccee kañ dara méttiwul suñ bëggee réew mi avancé soo nee man dinaa ñëw 9h nga yegg si 9h sàggan ba 8h ci guddi 8h ba 20h muy 12h de temps nga sàggan ba ci sa préparation mystique ñuy jël sa xaalis seetaatal sa bopp su fekkee ne dañ ne ku dugal am nga droit fukki nit ak juróom soo ko deful lii mooy dal ci sa kaw nga mënoon a jël junne jëndal nit billet nga sàggan ben jël ñaari junne ci sa xaalis seetaatal sa bopp Alioune Sarr mosul fekke fu ñuy dagg commission règlement et discipline contrat ba mbër mi signé jaarale ko ci manager lu leen dal foofa la. ndeysaan ñàkk jëriñoo ngi noonu moo féete càmmoñ. ñoom ñaar bëre woon nañ fi. ndongolo moo féete di joor. ñoom ñaar bëri woon nañu ndongolo. bëre woon nañu waaw après mu def ñàkk jariñu def recours. def recours ñu jox ko. ñu jëndiwaat victoire bi ñu joxoon ndongolo delloo ko ñàkk jariñu. waaw. maa ngi ci làmb ji di liggéey déggal sama ñaari waajur luñ ma digal ma def billaay walaay père amul mbër bu may ragal avance am ci làmb ji. ñàkk jariñu jël na ko. ñàkk jariñu daan na ndongolo. da koo tëru. ñàkk jariñu jël na tànk ba. tër ko déedéet bàyyi woo dara bàyyi woo dara. non non wax la rek. waaw waaw foofu ci géew bi nga ko waxe xam nga déedéet bàyyi woo. sànq ba léegi ñàkk bàyyi woo làmb la rek. sànq ba léegi mi ngi koy tëru. làmb la rek. non 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 bàyyi woo de nee na day ñibbi. waaw bu mu ñibbi. bu mu ñibbi. poul bi mu bokk da cee gën a néew doole. mbër yàgg naa def lii. gën cee doon xale. mbër yàgg naa def lii. jàpp leen ko rek bu xel mi dalee rek. waaw waaw dina dellu si. dafa rafet ñu koy santaat bu baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñu ne li nekk suñu kanam bu koy ñaax mu ñaanal ñu. xale am champion am dara. waaw est-ce dafa ànd ak daan waaw Souleymane mi ngi si de babab Souleymane lu ne dañ ne ko si waa Sall bu ne dañ ko fi. wax bon yow avant tout félicitations. maa la gën a bëggee. man àdduna ma taxoon ñu xam ko ma daan ko si benn tàkkusaan ñëpp jël. Bécaye xam nga li ma lay wax ñu ñàkkal ma fayda ma muñ na xam ne loo muñ mu jeex ku muñ ku ne di nga muñ moo tey mu demee ni ma jël sama temps rek di ko yeeru parce que xam naa maa ko doole maa ko dàq bëre. li ma liggéey tey du woon pour kii boo seetlu sax ba ma ko laal rek dafa daanu puissance bi la attanul. waaw waaw jëli bi rafet na. xam nga yaa ma gën a mais moom lan la doon wëlbatiku paala. waaw waaye Fallou bisu teyam bi bis bu neex la. général moo ngemboo ngemb bu verte bi jël morceau bu verte bi teg ci wetam verte citron. waaw. Pape Mbaye moo nekk à droite. jiital pied droite. bàyyi naa. waaw waaw. bàyyi woo kenn du la bàyyi nga bàyyi naa. déedéet. te général Pape Mbaye. général door na Pape Mbaye. waaw parce que Pape Mbaye dafa bëgg jàppante bi.
général yaa ngi bëre na nga bëre woon ak ñàkk jariñu dafa war a bëre bàyyi xeex. waaw wala xeex buntu la xam nga nii la bëre ñàkk jariñu. général da koo bëgg a remplacer wala da koo bëgg a yëkkati. Bambay bañ na. Bambay bañ na. dafay bëre. day bëre. mbot ma takk na ko. général takk na ko. ci ginnaaw la de. général daan na Bambay. la ilaha illallah. général daan na Bambay. Bécaye tournoi ba jaxasoon. général daan na Bambay. Tey Ndiaye production. tournoi ba jaxasoon. ay waay Fallou Ndiaye loolu indil. Fallou Ndiaye jaxase la ah mais bëri na yoon bien sûr Bécaye xam nga ne tey ji dañ ñëw toog na ko bu ñu fontoo. waaw doo ñu déplacé wu loo. waaw ba pare di bëre yebaate. waaw bëre personnalité ngay bëre équilibre ngay bëre. mu tey Fass la waroon a bëre. ah non tey Fass la waroon a bëre teg yëf yi ci yoon ah. waaw xeex na yoon bëre na yoon et puis dirigé na combat bi en plus. waaw mais man pour man xeex ba ca début ba d'accord ma woon ndax dafa mel ni bi muy bëri ak ñàkk jariñu les mêmes erreurs la naroon def. xam nga mbër bu nekk dafa am style am. waaw moom style am. waaw daf lay xupp sànni lay kupeñ n'importe comment mais da ngay seetlu na saa boo ko songee rek mu intercepté la. yi ko Pape Mbaye jëlee daf ko téye. et puis mi ngi encore bëre Pape Ndiaye li ñaan bëre gaño. waaw dafay sëq ci gaño gi te kooku moo sut taxawaay ne boo xasee jàpp Pape Mbaye day am problème mu évoluer. vraiment dañuy félicité Bécaye ñaari xale yëpp. Pape Mbaye aussi. Pape Mbaye ndaanaan la mais ndaanaan mag lamb la bu ñu passé lamb soo dem si lamb da ngay xam booy xare jom nga yóbbu ak fula fay da nga yóbbu man jom laa nag fula fay laa indi voilà ku entraîné rafet na trop mais yàlla mooy maye ndam. wallaay azim. waaw dama la bëggoon daan. mais su ma ko perdoon tamit damay dox nangi ñibbi. noonu damay voilà kon loolu mooy li amoon ñuy encouragé Abou Wele Manga 2 ak liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey ngir Ecobank loolu nekkoon première journée waaye bu soobee yàlla dinañ ci dellusiwaat ndaxte li ci kanam moo gën a neex foofu li ci ginnaaw ñuy sàkku ci mbër yi xale yi ci bëgg a bokk yëpp ñu ñëw ñu inscrire te bu soobee yàlla promoteurs yi dinañu ñëw ci ñoom ci écurie yëpp nag ndaxte écurie yëpp ci bokk ndaxte image la boo xamante ni image bu am solo la ci làmb te lu koy yokk am nañ ci xale yoo xam ne ren bu nu bëree tournoi boobu moo ko waral ndaxte ñëpp mënunoo bëri ndaxte làmb ji fa tubaar fakal la gis ngeen ni mu mel ndongolo lii làmb la sa morom yàgg na kaa wax am na ñu doon dagg seeni téere di sànni dootuñu bëri te bëri waat nañu ba am fi ay ndam xale nga lii day am ci mbër day am yenn saa yi ndax da nga demoon am élan bu am solo ci làmb mais nag jël bu ñëwee ñëw na moo tax ñu encouragé di la encouragé di félicité ñàkk jariñu général ñu félicité ko ci ndam li waaw boo xoolee sa combat ak ñàkk jariñu sa combat Pambaay dafa wuute sa combat ak ñàkk jariñu bëriwoo lu daan ñàkk jariñu te sa combat ak Pape Mbaye da nga bëri lu daan Pape Mbaye te loolu da nga koy war di jël matukaay nit bu mënee bëri day bëri waaye bu leen yaakaar ne xale yi xeex dong mooy yeggale combat loolu day yàq combat yaakaar naa ni Fallou buñ ci dellusee léegi beneen combat yi nga xam ne beneen poule bi poule A bi kañ la ñuy bëri ñoom. waaw beneen poule bi ñu ngi bëri le 23 juin. le 23 juin le 23 juin la ñuy bëree stadium Iba Mar Diop. mais le 23 juin c'est après koor gi. après koor le 23 juin incha allah stadium Iba Mar Diop ci la ñuy tàqalee ñi jël paie ak ñaar ñooy toog foofu bu neexee yàlla. kon daal bu soobee yàlla noonu nga koy doxalee di wax lan nag amateur yi. waaw di wax amateur yi comme ni ñu ko waxee rek Père Bécaye am nañ ci ñoom mbégte bu baax kontaan nañ gis nañ seen taxawaay rafet na ñun mënuñu leen lu di sarkal sénégalais yëpp di leen gërëm di leen wax ne ñi ñuy jàppale am nañ ci gis yëg-yëg bu baax daal gis nañ ni ñuy taxawu ñu ñuy jàppale di gërëm bu baax tamit Père Bécaye staffu Ndiaye production bi yëpp jiital ko ci Malick Balde Tafa Mbeng ñoom Bamba Diouf Ayim Ndiaye sama rak ñoom ñëpp ata sama laat ñu ngi leen di jiital ñu ngi leen nuyu baax Cheikh Mbeng ñoom staffu Ndiaye production bi kenn nag ci ñun muy Yande Diop day sonn ci ñun Père Bécaye lépp fu ñu ne mu nga fa fu ñu jëm mu nga fa lépp lu ñuy def Yande moo ci taxaw dañ koy gërëm bu baax moom it di gërëm bu baax famille lamb yëpp di gërëm staff promoteur yëpp tamit muy association bi di gërëm ñëpp bàyyi ñu kenn ndax gis nañ ko mel ni Sambay Père Bécaye lépp lu fa waay sol ci wàllu Ndiaye production Sambay moo ko defar ba pare maye ko gratuite ci kii yi nga xam ne déguisement yi nga xam ne moom la waa Ndiaye production la sol kon tey loolu lu am solo la te promoteur moo ko def di gërëm jéey déwuñu koy gërëm ndax ñun liñ séq du làmb du leneen kon dañ koy sant bu baax moom it di gërëm ñëpp wax ne kontaan nañ bu baax a baax di jox ñëpp rendez-vous daal incha allah le 1er mai Kaolack ci kàttanu yàlla Franc Mbaytin Ramdan mobile
Sokh doomu daangu ñëpp incha allah. ñëpp dinañ fa daje yàlla ànd ak waa Ndiaye production ànd ak promoteur yëpp tamit. waaw loolu yaakaar naa lu am solo la ñu leen di fàttali le 1er mai boobu ci la Balla Beye numéro 2 di def jubiléem ak li mu def ci lamb fi mu ci jaar di invité ñëpp nag bu soobee yàlla dinañu ñëwaat ci programme bi ñëwaat ci na mu tëddee ak lamb jooju naka la mën a demee ndaxte Sénégal yëpp ñoo war a jóg sargal ki nga xam ne moo di Balla Beye numéro 2 ji ñuy fàttaliku Lac Rose Moussa Ndoye alxames bu soobee yàlla ci na ni def pénc mu yaatu def ci jàkkaarloo ñu ci invité ñi nga xamante yëpp mooy presse bi ak ñi nga xamante ñoo di famille yu làmb nga wax leen ci lan. waaw di leen ci wax invité ñoom ñëpp rek comme ni nga ko waxee Lac Rose Moussa Ndoye ci la ñuy def pénc bi fii 2S asbegay di la ci saluer bu baax vraiment di ci ànd ci ak parrain bi itam. waaw bëgg mu ñëw muy Assane Diallo. Assane Diallo le parrain Assane kon yaa ko dégg. waaw mooy le parrain di le 13 mai. 13 mai Lac Rose Moussa Ndoye bu ñu jógee ci Lac Rose Moussa Ndoye xam nga taxawal nañ Mame Balla. waaw ak double moteur. ak double moteur. Mame Balla noo dëkk ak double moteur. voilà encore bëggaat nañu beneen combat bu mag. balaa saison bi tëj. balaa saison bi tëj pour tëjee ko saison bi ragal naa sax mooy tëj saison bi. bu soobee yàlla kooku mooy tëj saison bi bu neexee la combat bu mag la mbokk yi loolu mooy Bantamba ah ñuy nuyu waa Seew ndaxte sama dëkk la Seew Ngaraaf ginnaaw xombal nga xamante ni bu nu demee ba le 21 ñu def gàmmu bu mag ah Cheikh Saad bu Samb war faa ñëw loolu bawal yeeg ah ñëpp invité nañ leen ci bu soobee yàlla mbokk yi tey lii mu la woon ñu invité woon Dieye li nu waroon a wax bari na waaye image yi lañ ci gën a taamu ak lamb ji nga xam ni Fallou Ndiaye def na ko Fallou ñu ngi lay gërëm te 2STV ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ndaxte yéen ñii bokk ngeen ci ñi tax kër gi di dox ndaxte seeni programme liggéey bi ngeen ci liggéey ànd ci ak 2STV daf di loo xamante ne lu rafet la ñu ngi leen di gërëm di leen sant benn kàddu rek mooy kilifa yooyu demoon ca gàmmu ga doon fa xeex loolu ñaaw na du exemple kenn ki ñu dénk ko wàllum industrie bu ma juumul ki si des ñu dénk ko fa nay jàngee borom xam-xam ya yéen ñaar ngeen dem di xeex ca kanamu xalifa ba sans commentaire yéen ñaar moom carton rouge moo baax ci yéen ngeen fanaanoo ko ay fan mbokk yi Bantamba la ak la 2STV. Alimaane bañ na déedéet dara amul Alimaane ngi arrière Lac Rose Alimaane jëlaat na Alimaane jël na Lac Rose jël na takk na ko war na ko ndam ba door na ko ci suuf. lay la oh c'est champion. c'est ce que j'avais vu. ba bi jeex waaw ñu joxe ko dikku cuun ndeysaan at bi bis la nag Lac Rose ama ba jël na Lac Rose ma ngay daw ak moom ña nga ca suuf plaqué na ko waxee naan jatat door na ama neex jëlaat na Lac Rose jël na ca suuf po bi nga xam ne Lac Rose jëlaat na ama neex bañ ama neex a jël ña nga ca biti ama neex Lac Rose yaakaar naa ne bu di jël la amee ama neex a daan ama neex Lac Rose dafa sonn daan toj na nam bi Pape Mor Lo Lac Rose dem na Lac Rose topp na Pape Mor Lo songoonam ko bu bëre Pape Mor Lo Lac Rose doon na ci suuf Lac Rose a ngi doon ci suuf Pape Mor Lo daanu na wala daanu Pape Mor Lo daan na ko moo ko doole kay si na me bëre bu bu jeexee Moussa takk na ko xale ba rasu na takk na ko daan na ko Moussa daan na ko waaw arbitre bi sifflé waat na Moussa Ndoye ak Tonnerre ñoom ñaar Tonnerre a ngi dox jëm ci kaw Moussa Ndoye ndax Tonnerre daa bëgg a fayu waaye yaa ngi bëreeg ndaanaan Tonnerre Moussa Ndoye ak Tonnerre daje nañu Moussa Ndoye Tonnerre ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi bëre ci suuf Tonnerre bëgg daw na plaakaal Moussa Ndoye bot na ko mbot bu rëy Bruno Moussa Ndoye daan na Tonnerre jël bu rëy la ilaha illallah Moussa Ndoye Mamady Ndiaye ndeysaan Mamady met na Mamady jël na ko Moussa jël na sax bi daan na ko Cheikh Tidiane waajaa ngay daanu yeesu ca suuf na ko Cheikh Tidiane waajaa ngay daanu yeesu ca suuf attention imposé rok Tidiane Salam tax na ko xatal bi na ko
la ilaha illallah jël bi rëy na waay kaani sadam waay jël na tànku Néckorel Néckorel du wéyelu na ko daan na dama ne ku baal waaw dañ ko boole ci lamb mais dañuy ñaare ñi dañ leen a fàtte Néckorel Boy Faye moom ak Lac 3 attention Boy Faye am na lu mu bëgg a def da ko bëgg a yenn Lac 3 bañ na yenn na ko ba ci kaw dul suuf Lac 3 bañ na da koy daan na ko jël ba leer na maa la wax lii daf koo takk da koo takk waaw da koo takk ba pare ëj ko ba laal suuf mu woon ko ba dem ca biti yëkkati na ko dóor ci suuf li bi dóor du pour boxe waaw du pour boxe ngir boxe jël na ko jël na ko la ilaha illallah bëre doole doxul jàpp waaw xam nga xale bi bëre ko dafa xeex ba buntu am mu profité soogu ko yenn ci kaw